avortement médicalisé débat bi mu ngi jóg ñun sax ñun suñu organisation justement organiser na ci débat barki démb virtuel par Zoom parce que dañuy jàpp ne il faut que ñu leeral mbir mi lu tax ñu war ko leeral parce que dafa am acteurs yu bëri yu nekk ci affaire bi protagoniste am na kuréelu ay député ay femmes jiite leen yu nekk di laam-laame pour que loi boobu ñu voté ko seeni ginnaaw am na ay organisation yu bëri yoo xam ne ni ñoom it dañuy nekk fii pour ñu voté loi boobu ci biir organisation yooyu bëri na ci ay organisation de féministe moom lu ñu war a leeral la sax parce que ne jigéen laa boo xëy na damay jàppale jigéen yaakaar naa ni ñëpp a war a jàppale jigéen waaye am na si ñoo xam ne dañuy jël jigéen bu ko teg en face góor ba sax di créer ay noonoo diggante góor ak jigéen loolu mënta am parce que société bi pour mu am foog góor ak jigéen nekk donc foofu jàmm rek moo war a nekk seen diggante bi ak ndimbalante ak jàppalante waaye am na organisation yu mel noonu ñu jàpp ne jigéen lañ leen a bund xataan xëy na dëgg la yenn saa yi mais donc war nañoo def lu ne ba jigéen ñi nekk ci kaw góor yi loolu nag musiba la te waru mën a nekk ci société yu mel nii nañu ànd moo gën mais bu ñu fexee di jël jigéen teg ci kaw góor et cetera donc ñoom ñu ngi ci ak ay organisation yeneen internationales yoo xam ne ñoom it am nañu ay projets yu leer ñoom jàpp nañ ne suñu société ñun yu bëri buñ ko nanguwul ba ci affaire ñaari tur yi c'est parce que ñun dañoo tardé donc ñoom dañuy am ay stratégie di pousser pour que ñun ñu comprendre que ne àdduna moo laaj loolu mais dañu juum parce que àdduna lu ko tënk mooy wute yàlla moo ko bëggee noonu parce que moom ci fa moo xam ne dama leen def ngeen wute pour ngeen di xamante waaye boo bëggee yow nga ne man samay gis-gis ak li ma bëgg a dund moom la ñëpp war a dund yaa ngi ci erreur te loolu nag moo fi am dafa am organisation xam dañu koy bind clairement ci seen stratégie ñu ne lu tax yenn problème yi di am ci société yu mel ni ñun surtout suñu société africaine yi c'est parce que ñun dañoo am ay gëm-gëm ak ay tradition yoo xam ne ni moom mooy blocage dañ ko jàppee blocage au lieu ñu jàppee ko ni ñun loolu dafa bokk si ñun te foog suñuy bu ñuy def dara ñu def ko donc wàllu avortement médicalisé pour man dafa laaj ñu interroger ci science interroger ci diine interroger ci tamit société ni muy doxee dégg nga ma ci wàll loolu nag bu dee jullit nag mooy musulman walla catholique maanaam ñu gëm yàlla ku gëm yàlla te yaakaar naa ñun nag Sénégal fii gëm nañu yàlla ku gëmu yàlla nag war naa yëkkati loo xam ne man gëmuma yàlla ñu ne ok comme gëmuloo yàlla yow ñu xool naka ngay def mais ñun Sénégal li ci ëpp gëm yàlla la ñoo fi nekk te ku gëm yàlla nag da ngay déggal yàlla gëm yàlla dafa wax ba pare yaakaar naa ne mbir mi dafay tënku ci lu yàlla wax yàlla dafa bëgg dund daf ko sellal daf ko màggal moo tax alors nit tamit dafa war a bëggu dund te ci li mu tënk yëpp mu ne dafa am ñu ma ci gën a bëgg mooy doomu aadama laxat xaram naa bani aadama alors donc bu doomu aadama tamit kon dafa war a bëgg li yàlla bëgg maanaam dafa bëgg boppam bëgg moroomam dégg nga ma donc léegi ci biir loolu buñ ko jiitalee waruñoo wax ne ñun war nañoo mën di fexe di éliminer dund parce que tout simplement dafay créer yenn problème mais xaaluma taxaw foofu tuuti parce que foog ñu ñëwaat ci nit ki ñoom lu ñu wax aussi nañ ko leeral bu ñu def amalgame dañu ne ñoom dañoo bëgg avortement médicalisé pour des cas précis de viol et inceste maanaam koo xam ne dañ la sàqu te du sa coobare nga jëlee ci ëmb wala ki la sàqu doon ku la jege trop muy ku la jege sa biir kër loo xam ne sax waru mën a nekk muy loo xam d'abord ay bàkkaar la d'abord numéro 1 bàkkaar numéro 1 léegi bàkkaar yooyu nag nga bëgg ci tegaat beneen bàkkaar éliminer dund dafay xaw a doy waar moo tax ñun suñu gis-gis mooy kenn rek moo war a décider
ne avortement dafa war a am mooy médecin bi te lenn rek ma war a tax mu war ko décider mooy bu dee ndey ji dundam dafa tegu ci doom ji war a judd maanaam bu fekkee ne moom ndaw si ku jigéen ki buñ ko bàyyee mu continuer grossesse bi moom mun na ci ñàkk bakkanam foofu médecin mun na décider te loolu moom yaakaar naa ne moom boobaa déontologie am dina ko may mais diine aussi daf ko maye parce que diine waxul la noonu bu leen daf ne bu fekkee ne loraange mu ngi ci jigéen ki mën na nekk dégg nga ma donc loolu yaakaar naa kon amul laam-laame mais jóg fii ne loolu dama koy def loi pour ku jóg rek ne man damay dem dañ maa ëmbal et cetera même sax bu dee yow da ngaa nekk su la neex ba ëmb ci nga jóg ne ñëw dañoo violé pour dem dind ko loolu dafa dangereux donc moo tax il faut que ñu éviter ouvrir brèche boo xam ne ni gis nga Ndar Saint-Louis yaa ngi woon dégg ñu naan brèche ba bi ñu koy ubbi à l'époque après Abdoulaye Wade la woon problème mu inondation yi ay techniciens ne ko noonu nañu def benn brèche bu ndaw nii rek quoi après ndox mi jàll ñu def brèche ba mais tey brèche ba mooy problème bi gis nga dafa mujj daan yóbbu lépp moo tax tey waa Ndar gën a am problème mool yi di dee ci géej gi parce que tout simplement dafa créer beneen écosystème bu bees donc brèche baaxul donc lii nañ ko teg par contre li ñu mën a def mooy respecter li ñuy wax sànq parce que yaakaar na loolu médecin bi ko mën a def te teg ko foofu ci déontologie parce que médecin dañuy def serment d'Hippocrate ba ñuy def leneen donte am na ñu koy def illégalement ñooñu ñu ngi ci loo xam ne yoon dafa war a teg seen loxo alors donc nañ ko teg foofu ak li diine maye dégg nga ma donc mais li ci des c'est la porte ouverte à toutes les dépravations te loolu nag am na dafa am ñoo xam ne ay organisation la yoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw loolu lañ ci bëgg ni ñu bëggee dugal fii ay affaire ñaari tur loolu lañ fi bëgg a dugalee genre lam liberté lañ koy woowee liberté de la femme à maîtriser son corps loolu la ñuy wax mais je pense que man li ma leen wax mooy li gën a am njëriñ mooy xaalis ak alal ak xam-xam bu ñuy jël yëpp di ko def ci yooyu naan way pour loi l'avortement dañ ko jël def ko ci prévention ak ci prise en charge victime prise en charge prévention mooy fexe ba jàppale nit ñi ba viol dootul am ba kaaw inceste yooyu tamit ñu fexe ba nit ñi dootuñu ci dugg loolu nag éducation la loolu ay affaire kaaraange yi ñu doon wax sànq sécurité la et cetera pour que ñu gën a aar surtout xale yu jigéen yi xale yu jigéen dañu leen war a aar suñu doom yi suñu sœurs yi parce que dañu exposé foog ñu aar leen ci lu bari nag aar leen ci mbedd mi aar leen ci internet bi maa ngi doon wax keroog ma ne war nañu def ay pare-feu yu loi yu ñu war a def mooy yu loi yu mel noonu yoo xam ne ni tey boo amul yenn at yi mën loo dugg ci yenn sites yi mais tey li yàq xale yi ci biir kër yi mooy loolu parce que mun nañu xool site bu leen neex fa la ñuy jàngee bon tey seeni waajur du ñu am jot tey ñu su bëri amatuñu jot di toog di contrôler xale yi li ñuy def pour di mën a rectifier amatuñu jot bi parce que dëkk bi métti na xëy daw jaar gauche jaar droite et cetera papa ji même chose donc ngeen ñàkk ak ngeen am moo ci yem ñëpp a ngi daw donc xale yi amatuñu boobu prise en charge famille yu koy def tey dafa néew donc pour man loi yu am solo mooy loi yuy prévenir comme yu mel noonu ba pare tamit di sanctionner sévèrement ñi nga xam ne ni dañuy def acte yu mel noonu pour ku ko bëgg a xalaat boo ne ay kii de moom mën nañ ma cee mën naa ci tëdd kaso sama giir dund nga seetaat sa bopp balaa nga koy def parce que ay mbir yoo xam ne ni bu fekkul da nga feebar parce que bu da nga feebar dañ la war a yóbbu fu ñu la jëlee en charge bu fekkul da nga feebar day loo xam ne ni vraiment jarul ay seconde nga tayle ci sa àdduna ak sa alaaxira sax boo moytuwul dégg nga ba donc insister ci loolu éducation bi nit ñi xam seen bopp xam lu ñuy kii ba pare ñi nga xam ne nag ay victimes lañu donc bu ñu defee loolu victimes yi dañu wàññeeku mais victimes yi xëy na dina mës di am mais victimes yi au moins ñu mën leen a jël en charge te ci biir loolu pour man état bi daf ciy dox dara mais société bi aussi te société bi rek yàgg nañ ko def gis nga ñun Sénégal fii ci suñu biir société
ñu ngi régler problème yu mel noonu te coow du jub di nga fi gis nit am loolu yu mel noonu dal ko mu metti parce que il faut aussi ñu bokk ak victimes yi méttit boobu xam ne ñu xam ne bu ñuy wax di wut ay solution du caageen ne ñun dañu minimiser li nga xam ne ni ki ñu violé wala ku vivre situation inceste boobu mu ngi koy dund non 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 loolu drame la mais drame psychologique la boo xam ne ni dañ ko war a jël en charge accompagner tamit ñi nga xam ne ni ñooy victime yooyu noonu pour ñu mën ci génn mais jàpp ma ne solution bi mooy ñu éradiquer systématiquement une grossesse qui existe déjà parce que loolu beneen traumatisme la ñuy yokkaat ci biir problème bi mais duñ ko régler donc liggéey pour jël leen en charge société bi mu ngi ko doon def laal la wax da ngay gis fii nii ay xale yooyu am na man am na ay cas yu ma sa xam fi ma màggee nekk kii suñu dëkk bi ma ne woon am na sax lu fuite ba nit ñi xam ne am na lu xew diggante nit ki ak rakkam mais dañ jël rakk ci yóbbu ko ay Casamance je crois en tout cas yóbbu nañ ko mu def dund ba affaire bi kii ñu gérer ko xam nga mais après mu ñëwaat dans la vie normalement réinsérer c'est que am na problème effectivement xaw ma nu mu ko gérer parce que il faut une prise en charge pour aider ko moom mu gérer loolu ba dépasser ko mën na ko bañ dépasser am na ku ma wax keroog parce que boo defee benn poste justement coow li bëri na mais am na ñu may contacter di wax ne moom def na avortement mais gérer dund na traumatisme bi pendant 5 ans soog ciy génn donc avortement bi du solution donc c'est le traumatisme qu'il faut régler dégg nga ma loolu nag am na ñoo xam ne seen liggéey la nañ yokk ay psychologue ay psychanalyste ay psychiatre pour gën a jàppale nit ñi koy soxla waaye tamit société bi kon ni def li mu daan def maanaam di jël sutura teg ko ci yu mel noonu pour mën a aider nit ki mu continuer di dund te poids wu société bi maanaam regard société bi du ko sonal trop loolu tam yu mën a am la nañ koy def mais lu ëpp solo mooy fexe ba yooyu wàññeeku ba xam naa ne du jeex parce que yooyu dafa ànd ak société mais na wàññeeku donc loolu daal laay mooy sama position nañu jël moyens yi investir que sur prévention ak prise en charge des victimes plutôt que naan da ngay jël naan ku kii rek na nga dem ñu dindi ko parce que boobaa c'est la porte ouverte à des excès yoo xam ne ni da yàq société mais du ko defar